jaa ngeen jëf mbokk yi si taamu Walf TV dal leen jàmm seen magazine la mi-journée tey ñoom mbégte di dalal Pape Sané di directeur de l'information bu Phare FM Pape Sané ñu ngi lay nuyu. Assane maa ngi lay fay di nuyu téléspectateur Walf TV. lii ay di jàmbat jamono ji moom mooy Pape Bouba Diallo di policier bi nga xamante ni dañ ko ràjjee ndax dafa sukkal kii di Serigne Modou Kara ban jàngat ngay am d'abord si daan boobu ñu teg si kaw. waaw Assane ma delluwaat rek daan ni ma ko waxee woon sànq di ñaawlu déjà daan bi parce que ku xam liggéeykat ci famille sénégalaise la nga fay tekki ak la nga fay jëriñ bu ñu daxee nit rek faw nga am lu la metti mooy benn ñaareel bi Pape Bouba di alkaati boobu liñ ne moom nañ ko jàppee li ñuy jàppee ni moom nañ ko daxee wax fa dëgg yàlla dama jàpp ni dafa jéggi dayoo quoi dafa jéggi dayoo dans la mesure ba nga xam ne moom ay kilifam bés bu nekk ñu dem di sujjóot wala di jonkoon ci ay sëriñ donc loolu buñ ko daxee ci loolu rek tey jii day wane ni que liñ doon ne yoon ci dëkk bi waxatuma sax yoon parce que léegi dugguñu ci cadre yoon ñu ngi ci cadre administration mais dañu leen wax ci yoon mooy maanaam yoon bi léegi ci dëkk bi dafa am ay yoon yi nga xam ne pour Mamadou yi ak yoon yi nga xam ne pour Mamoudou yi yaakaar naa nag wàll bii nga xam ne mooy décision bi nga xam ne moom la ministère de l'intérieur jël di dàq agent bi bu dee nag ci dañ ko teg ci sujjóot wala jonkon bi mu jonkonal sëñ Modou Kara dama ne nag kon Pape Bouba boobu dañ ko boole ci Mamoudou yi parce que Mamoudou yi ñoom ñu ngi sujjóot ba léegi te loolu mooy benn jàngat bi ñetteel jàngat bi Assane mooy dama gëstu démb ci guddi léegi maa ngi xool ci statut loi 2009 bi nga xam ne moom moo recréer les statuts des forces de police maa ngi xool ci tibu sanction yi nga xam ne moom nañu prévoir ngi amul fenn laa la wax fenn fu ñu ne mbindeef wala agent wala diw bu jonkone wala bu sujootee wala bu defee lii wane maanaam féeteem ci wàllu diine dañ ko war a sanctionner gisuma ko fenn donc quelque part ma ne tey jii moom mooy ni ñu naan ci tubaab rek bouc émissaire mooy maanaam tey jii voilà am na lu exemple bu ñu bëgg a joxe malheureusement c'est tombé sur lui. fi mu nekk nii ñoom jàppee nañ ni sanction la jàppee nañ ni infraction la njuumte la ndaxte daan nañ ko mais daan boobu naka la war a tëddee bu fekkee ni sanction infraction la. waaw bu ñu procédure bi bu ñu jàppee ni moom bu ñu jàppee ni dafa daanu dafa tooñ. mooy que moom commissariat ba mu nekk mooy commissariat wu Louga la ñu war a njëkk def mooy ki nga xam ne moo ko njëkk chef ki nga xam ne ci kooku la njëkk dépendre mooy commandant corps urbain bi kooku moo war a njëkk commencer dóor ko daan te balaa mu koo dóor daan da koy jox li ñu naan demande d'explication jébal ko kayit bi nga xam ne ko waaw li yëg lii ndax lan nga def ko soo ko dóor daan bu jógee foofu àgg ci kilifam muy commissaire urbain wu Louga bu fa jógee ñëw ci directeur de la sécurité publique bu fa jógee ñëw ci directeur général de la police nationale balaa moo àgg ci ministre bi donc ñoom ñëpp ku ci nekk am nga sanction boo ci war a teg bu dee dëgg moom agent bi daanu na c'est-à-dire commettre na faute bu ñu paree ci procédure boobu ba pare directeur général de la police nationale mooy def rapport daal di ko jébbal ministre de l'intérieur ne ko Pape Bouba bii de faute bii la def li yëg lii bind nañ ko demande d'explication li yëg lii la tontu waaye li mu tontu ak li mu def ñun jàpp nañ ni que parce que ministre de l'intérieur du alkaati de ñun jàpp nañ ñun police ni que dafa ñàkk wormal police nationale buñ jébbalee loolu ministre bi ministre bi soog a tamit xool ci ay service am état de service u waa ji avancement am ndax mus nañ ko sanctionné mus nañ ko punir yooyu yëpp bu ñu ko defee ba pare ministre bi nag soog a delloowaat directeur général ne ko jox naa la ndigal nga ubbi ni ñu naan conseil d'enquête boobu nag président bi ak rapporteur bi directeur général de la police moo leen di nommé mu am juróomi membre yooyu dañu war a tollool wala méngale grade
ak ki nga xam ne moom la ñuy topp waruñu ko seef bu bëri waruñu nekk tamit ay sulbadanam ba mu bëri ba mu sori conseil d'enquête boobu nag moo war a toog ñu saytu te ci biir conseil d'enquête bi moom agent boobu yoon daf koo may mu ut ci biir police bi ku koy layal mooy avocat bu ko neexee it daal di ut avocat fële ci biti mu ñëw layal ko bu loolu paree nag ba ñu paree càmbar loolu yëpp soo ko jëlaat nag delloo ko waat directeur général de la police mu daal di delloowaat defaat beneen rapport pour moom ne moom ci rapport bi lii moo ci yéeneem ñu blâmer ko ñu suspendre ko ba dàq bi waaye rapport boobu liyeewul le ministre de l'intérieur. D'accord. du càggee ne DG nee na nañ ko dàq rek ministre daf ko war a dàq déedéet liyeewu ko le ministre librement mun na jël arrêté ne lii la wala bañ a jël arrêté. mais Pape li nga wax bi nga ko tàmbalee ba léegi guddaay boobu mën nañ ko def ci ñetti weer. waaw mais moom ma ci xaw a jaaxal nag moo tax man affaire bi xaw ma yëlam tuuti quoi dama ne quelque part yàkkamti affaire bi parce que tamit si biir wax ji ñi nga xam ne mooy ruumanaat moom la ñuy wax mooy ni moom dafa tilimal deru police ma ne nag tilimal deru police nag il faut ñu relativiser ko parce que chaque jour bu saa yoo xëyee nga gis fi alkaati bu tilimal deru police léegi nag man question bi may posé wu ndax su jóg ci ak kii taxaw ñu koy ger ban moo gën a tilimal deru police man mooy question bu may posé wu c'est-à-dire bu dee dañuy jàpp rek ni que dafa gàkkal deru police ci sujjóot boobu man damay laajte ndax moom mii dem di sujjóot ci sëriñam ak kii nga xam ne moom la ñuy wanee muy ñu koy ger ñaar ñooñu kan moo ci gën a gàkkal deru police mooy laaj bi nga xam ne man moom laay posé moo tax ma ne la gàkkal na deru police man dama ko relativiser quoi. ci loolu sax ñun ci république lañ nekk nag Pape ndaxte police institution la ak yeneen institution yi fi nekk est-ce que ki nga xamante ni moom moo ciy liggéey waroon mën a xaajale institution bi ak talibé bi mu doon. waaw xam nga Assane dama ne police ci wàllu tenue dañ déjà dafa am la nga xam ne dañ la koy wax dañ la naan yow national nga sant c'est-à-dire géej bi dañ koy dindi dañ la naan yow national nga sant boo santee national mooy maanaam waroo wone benn yoon fan nga féete comprendre nga waroo ko wone c'est-à-dire boo solee tenue waroo ko wone mooy benn ñu ne la bu dee da ngay sol chaîne croix warul feeñ bu dee da ngay sol xaw ma jël njool yëpp warul feeñ mais reconnaître nañ la sa droit yow nga exercer sa foi yoon reconnaître na yow mais dans un cadre bi nga xam ne mooy privé bu la neexee sa biir kër nga dalal sa sëriñ bu la neexee sa bureau nga dalal sa sëriñ mais yoon moo la mayul nga fësal yow sa féete mooy maanaam ci wàllu politique ci wàllu diine ci wàllu leneen mais xam nga loolu tey jii buñ demee ba loolu yëpp tey jii cas bi am nit ñi di ci wax Assane bés bu nekk ñu gis moom Pape boobu ay kilifam dem Touba Tivaouane jonkon sukk sujjóot ba ci président de la République saa su nekk nit ñi gis ko mais buñ demee ba nga xam ne institution yooyu ñoom ñoo njëkk nërmeel foi bi c'est-à-dire parce que tamit la foi elle est sacrée elle est libre mais elle est sacrée tey man mënuma toll ci benn position dem di wane ni fii laa féete yoon moo ko bañ mais bu dee nag ñoom ñoo koy def di tordre le bras au règlement mais kon agent bi ci suuf su ko defee normalement war nañ ko mën a nangul. est-ce que li xew ci kaawu Pape Bouba Diallo bi wanewul ni rek suñu police méngoowul ak suñu askan. waaw xam nga li ma ko waxee sànq ci ndasaraan Assane ñun yàlla dafa def ni biñ jëlee suñu indépendance ak léegi amaguñu fi loi yi nga xam ne loi wu Sénégal c'est des lois sénégalaises ñun dañoo dem fekk loi tubaab yi fële copier ñëw indi teg fii léegi nag problème boobu tey arrangé wuñu ñun nga xam ne ñooy askan gi mais nguur gi ñoom arrangé na leen xam nga dala mu leen arrangé parce que ñoom
nu leen neexee nañ koy interpréter yow bés bu nekk nga toog fi benn sujet yi teg ko fii ku nekk ñëw génn jox ko interprétation te ci wàllu yoon dañ ne la yoon loi bu demee bañ koy interpréter rek mooy nekkatul yoon loi bu ñu demee bañ koy interpréter naan non nii la war a tëddee rek mooy que ñii ko bind rek bëgguñu ci jàmm tey majorité sénégalais yi boo leen laajee luy yoon ak loi xamuñu ko soo leen expliquer sax loi bi mooy lii ak la wax mais loolu dafa méngoowul ak ñun sunuy aadax sunuy cosaan dafa méngoowul ak sunu réalité sociétale loolu tax na ba nga xam ne tey jii muy police muy gendarmerie muy gouvernement muy assemblée dañu war a fexe daal di tëggaat ay loi yi nga xam ne sénégalais bu ci nekk da nga ci gis sa bopp parce que tamit nañ ko wax ñun dañu am benn réalité Sénégal mooy on est intimement lié au religieux président nag mënul jóg dem di sujootu parce que instant yooyu ay intérêt moo taxaw kii nga xam ne gëm-gëmam la ñu ne ko non yow doo ko def loolu moom il faut ñu xoolaat ko moo tax ma ne la non loi bi il faut ñu xoolaat loi yi nañ ko tëddee. la république est sacrée moom la ñuy wax. waaye nag est-ce que mën nañ am lu gën a sacré suñuy kilifa est-ce que jotul comme nañ ko waxee léegi ñu tëggaat réew mi yeesu na sax police mais institution yëpp tëggaat réew mi ngir méngale kook aada ak cosaan ki diine. mais xam nga Assane pour gàttalal wax ji man ci sama yaakaar de gisaguma benn kilifa diine bu mu jël micro naan président wala benn ministre dafal li gisaguma ko donc mooy ñoom place ba ñu toog ña ngi fa toog ku leen fa fekk yaa leen fa fekk mais mu nekk une réalité xam nga ndax la mu nekk une réalité bi nga xam ne dañ ko war a jël en compte nguur gi ci boppam moo ko def une réalité état bi ñoo jël religion bi def ko une réalité alors que ñun dañu nekk ci république laïque soo leen waxee tey jii ci wàllu nangam sangam kërën-kërën tëj leen jàkk yi wala jumaa yi parce que li lu ñu leen njëkk wax non non on est en république laïque non loolu duñ ci wax ministre yi boo waxee ñooy non duñ ci wax mais nag bu aajoo ñoom seen intérêt ñu toog ci laïcité bi def li ñuy def moo tax ma ne la tey jii il faut que charte réew mi ñu tëggaat ko bu dee dañu nar a fal nommer un ministre de culte ñu nommer ko ñëpp xam ni que nguuru Sénégal diine def ci dugalal loxom mais mënuñu jamono ji ministre de l'intérieur mooy ministre du culte moo ko boo ko waxee moom da koy bañ de non boobu jamono ji moom la waaye boo ko yokkalee culte bi moom da koy bañ non duñ ko nangu na nekk ministre de l'intérieur nangu na màggal bu amee mu dem nangu na Tivaouane bu amee mu dem nangu na mais soo ko ne ministre du culte rek mu ne la non nous on gère pas le culte te pourtant sur les faits moom la waaw sur les faits moom la mais Pape Sané li xew ak policier bi est-ce que du indi jarul njàkkare ndaxte daanaka nemmeeku nañ benn défiance si wàllu diine waaye tamit taxawaay ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan wi jëmale ko si jàppale waaye ji biir bi daal. waaw mais loolu tamit quelque part dañ koy rafetlu mu nekk une solidarité. solidarité bi nga xam ne dafa spontané même bu dee dafa jógee ci benn pàccu réew mi. mais loolu xam nga lu muy indi Assane man li ma sama crainte xam nga mooy lan mooy day indi xaj ak seen yu bëri. ci réew mi man loolu laay ragal. moo tax ma ne dàq agent bi ci condition yi vraiment je crois que waroon nañ ko xoolaat parce que tey quel que soit faute bu mu munti def nag je dis quel que soit faute bu mu munti def tey may nañ ko gëdd ba nga xam ne may diine gëdd may mouridisme gëdd te loolu nag bu ëllëgee ça peut être quand même une bombe pour l'État du Sénégal quoi waaw. ñu waxtaanee beneen mbir muy wàllug projet de loi 46 2020 bi nga xamante moom moo ñëw daal di soppi loi 69-29 du 29 avril 1969 nga xamante ne moo ñeel wàllum état d'urgence état de siège jamono ji coow li bëri na lool ci mbir moom ban jàng nga si am yow. waaw mais Assane xam nga c'est très simple gis nga dama ne man loi bi jarul woon sax ñu naan dañ ko yóbbu assemblée di modifier. lu tax. parce que loi 69-29
na ko législateur bi bindee woon vraiment dafa rafet quoi xam nga man dama bëgg droit mais bind boobu dafa rafet ba nga xam ne tey lii nga xam ne moom la président ne moom lay modifier yokk ko ci mooy catastrophe naturelle catastrophe sanitaire. mais rafet taxul nag ñu gën bañ koo mën a taaral. déedéet d'accord naa xam nga loi la moom loi yi moom ci yoon elles sont là pour être modifiées. Je suis tout à fait d'accord modifier et réadapter mais bii nii c'est-à-dire non bii liñ ci yokk. moom laa ne moom moo jarul woon ñu ko ci yokk parce que amoon na ba pare xam nga fii président ci exposé de motifs dañ ne waaw catastrophe naturelle ak sanitaire mais loi 69 moom dafa dem fu gën a sori calamité la wax mais Assane calamité foo dégg calamité mooy yàlla nañ ci yàlla musal calamité foo ko dégg ci àddina yàlla nañ ci yàlla musal loolu la loi boobu prévoir woon xam nga ci biir calamité catastrophe nga ci biir te pour wala ne que catastrophe nga ci biir 23 mars bi président di jël décret d'état d'urgence amul woon émeute de du tout amul woon xeex amul woon dara lu amoon du pandémie kon donc la loi de 69 l'avait prévu su dee nag nee nañu la loi de 69 ne l'avait pas prévu mooy que décret boobu président jël le 23 mars ak couvre-feu bi yëpp ça a été un décret illégal. mais si exposé des motifs yi ñoom li ñu ci gën a wax bokk na ci tamit wàllu rapidité bi ñu soxla nga xamante ne njiitu réew mi dootul am pour jaari ci assemblée nationale mën na ko jëlal boppam def ko te procédure bu du yàgg. waaw mais Assane xam nga ñun dañu nekk ci benn république bi nga xam ne dafa am le régime de la séparation des pouvoirs qui est consacré par la constitution ku ci nekk ñu jox la sa wàll mais Assane 69 parti unique moo amoon. ndëgam parti unique 69 Senghor moo mën a xalaat ne que man su ma jëlee décret wu état d'urgence fukki fan ak ñaar la ma yoon war a may balaa ñu koy yokk mu dem assemblée waaw ndëgam 2020 bii nag nga xam ne nag vraiment ñu ngi ci démocratie am 300 400 parti am assemblée bi nga xam ne plusieurs camps ngi fa mais ndëgam loolu la ñu mënoon accepter 1969 mais ndëgam 2020 bi Assane dañu wax ne dëgg c'est-à-dire en fait le problème qu'il y a man dama bokk ci ñi nga xam ne dañu considérer ne que cette loi là elle n'a pas été prise pour gérer affaire Covid bii. lu tax ñu jël ko donc. voilà pour man dama ne c'est le début c'est-à-dire dañu ubbi buntu bi nga xam ne jour bu président bu ko soobee moom mooy apprécier lan mooy catastrophe naturelle moom jour bu ko soobee moom mooy après Assane ñun dañu dëkk ci catastrophe naturelle mën na weesu ay mbënd ak ay lakk ak mbir yu ne mel. waaw mais maanaam xam nga ñun dañu nekk bés man chaque jour xam nga ñun ñu ngi ci catastrophe dama ne la tey jii étudiants yi mën nañ fi grève bu metti ñu ne dañuy dóor état d'urgence parce que catastrophe la. mais ñaari mbir yi sorantewul. waaye déet Assane. njiitu réew mi ñeme na lu mel noonu. Assane man de gars yi man ñemeetuma leen weddil dara non dama ne man de li ma gisee loi bi nii du loi wu gérer Covid bii de déedéet. ñu bëri ñu ngi naan bokk rawatina waa kuje gi ni loi yi li ko jël li tax ñu jël ko bokk na si waajal événement yi ñuy ñëw. ay mën nañ cee tudd élection yi mën nañ cee tudd ñetteelu mandat bi nga xamante ne ba tey leeragul ngir waajal boppam su bëggee dem ci mbir yooyu da nga ànd si jàngat boobu. non ànd naa ci tuuti même bu dee dama ne quelque part loi boo gis mën nañ ko modifier mais dafa am benn affaire bi nga xam ne mais Assane imaginez tey préfet wu Ndar ñu nekk ci campagne électorale. mu am ay manifestations moom léegi une loi constitutionnelle bi nga xam ne moom préfet amu ci benn dogal moom léegi yoon loi. c'est article 25. waaw moom léegi loi simple moo ko may moom préfet mu dogal ne moom mun na def foofu état d'urgence wala couvre-feu. si autorisation président. xoolaatal loi bi bu baax. si article 25 bi ñu ngi naan les pouvoirs énoncés dans l'article 24 de la présente loi sont exercés par le président de la République. Ces pouvoirs peuvent sur délégation du président de la République être exercés par le ministre de l'Intérieur, tout ministre dont d'intervention est nécessaire, les gouverneurs et les préfets. Donc ñoom muy gouverneurs yi préfets yi ministres yi daanaka njiitu réew mi mën na leen may
ñoom seen jëmi bopp ñu def lii di état d'urgence. waaw mais Assane pour mu wax la dangerosité bi tey jii manifestation régime manifestation yi ñuy tere préfet yeeg yii di ko tere xam nga yoon moo leen may ñu autoriser waxuma sax autoriser parce que ci nekkuñu ci régime autorisé encadré yoon moo leen may ñu encadré mais pourtant tey jii dañuy jalgati yoon bañ ko indil la ay charte ne la lii ak lii moo tax ñu def ko amuñu alkaati yu doy amuñu gendarme yu doy waaw mais tey ci cadre loi bi tey moom laa yooyu wax xam nga moom dafa délégué pouvoir préfet yeeg gouverneur mais nga foog ne préfet bu mu fi woo ne ko déclarer état d'urgence fële ca Ndar wala fële ca Ziguinchor wala fële ca Tambacounda du ko def. mais si loolu assemblée nationale est-ce que taxawaay bi kon la waroon am est-ce que naka la mën a jëlee li ko dese woon ci ay pouvoir jox ko njiit réew mi muy kenn koo xamante ni loolu amul benn encadrement ci ni mu koy utiliser. waaw mais xam nga ni ma ko waxee sànq législature bi wax fa dëgg yàlla man mooy législature bi nga xam ne moo ma gën a yéem parce que vraiment foogoon naa ne dana am as tuut la nga xam ne daañ ko jéem a xeex pour justement consacrer li ñu naan la séparation des pouvoirs mais ñoom dañu ñëw rek tëdd c'est-à-dire d'accord nañ ñoom dañ ko d'accord ni que ba ñoom ñu koy waxal seen bopp naan ay député Macky Sall nañu ko député Abdoulaye Wade ki dëgg ñoom ñoo koy waxal seen bopp waxatuñu ay député du peuple de ñoom ay député Macky Sall laa dëgg ñoom léegi moom la ñuy wax ñoom dañ ñëw tëdd ba nga xam ne tey jii ñoom la dañ la naan luñ fi indi ñu voté ko ñoom nangul nañu léegi nangul nañu askan bi ne que ñoom tàccu ak lu ñëw ñu voté ko ñoom loolu mooy seen c'est vrai tamit bu ñu yëkkatee 1,3 million di la ko fay jël oto jox la ak essence de temps en temps jox la passeport diplomatique na la tukki jël wax dëgg yàlla buñ la santé askan wi la ko jox. waaw mais déet mais ñoom dañ jàpp ne président moo leen koy jox parce que askan tamit il faut tamit yu bëri ñu xoolaat ko ci dëkk bi xam nga loolu moo ñu gën a sonal il faut yu bëri ñu xoolaat ko ci dëkk bi nu ñuy jëlee ay oto di ko may ay député c'est-à-dire base légale bi man moomu métti man loolu laay wax quoi c'est-à-dire base légale ñuy mën a président mën a jël oto may ko député waaw président jël ay terrain may ko député non Assane alors que nee nañu ñu ngi ci régime de séparation des pouvoirs il faut ñu toogaat xoolaat comme ni ma ko waxee sànq tëggaat fii réew mi il faut ñu tëggaat ko parce que bu ñu ko tëggu rek Assane yaakaar naa duñ jëm fu baax. ci mbir moomu ba tey assemblée nationale est-ce que tey mun koo jox dëgg fenn bu ñu gisee li nga xamante moom moo xew si ñett wala ñeenti fan yu njëkk yi si couvre-feu bi ak ndaw ñi li nga xamante noonu lañ doon def seen diggante ak takk der yi. bon ndax mun nañ ko jox dëgg wala mënuñu ko jox dëgg man la ma jàpp daal en tant que républicain mooy que constitution la loi de 69 dafa am lu mu jox assemblée ne ko yow lii man maa la ko jox parce que mënuñu jël lu day ni liberté publique mooy maanaam dem dikk ak nit dem ak dikk nit ñi jël ko teg ko ci loxo kenn nit moo tax yow assemblée dinaa la jox kii bu ma ko may naa ko fukki fan ak ñaar su xalaatee ni ko war na jël état d'urgence mais bu ko jëlee ba pare balaa ma koy yokkaat il faut mu ñëw ci yow xam nga loolu dafa am solo un peu mais ndax tey jii assemblée wax nañ jox président pouvoir yi man dama yaakaar ne que président le 31 bu muy def adresse am à la nation bu waxoon ak sénégalais yi comme na mu ko defee woon au mois de mars sa fameuse phrase l'heure est grave nous sommes en guerre bu ko waxoon sénégalais yi ne leen nag bu jëlee état d'urgence bi je crois que du am xam nga am na li nga xam ne jarul nga koy forcer maanaam on ne défonce pas une porte ouverte moom il a sa majorité à l'Assemblée tey bu jëloon 12 jours yi nii état d'urgence bu demee wala dañ ko koy yokkal x fois bu bëggee ñu yokkal ko mais pourquoi tey jii coûte que coûte prérogative yooyu nga xam ne assemblée yor na mu ne non moom loolu doyatu ko da koy jël téye ko moom ñun nag. mais est-ce que li indi coow li yëpp du dañoo politiser ay débat yooyu yëpp. waaw mais Assane faw ñu politiser ko xam nga débat li nga xam ne surtout les libertés publiques je parle de liberté publique de. gis nga France il y a un mois bi ñuy voté la loi sur la sécurité globale intérieure mais nguur gi dafa mujjee dellu gannaaw parce que la ñu bëggoon mooy def ci li ñuy wax un état policier
mais nguur gi dafa mujjee dellu gannaaw te ci benn jàngat bu gaaw a gaaw balaa ñoo kii ci justement ci loi boobu ak pouvoir du président man dama ko xool dama doon gëstu démb ci la loi 68 bi nga xam ne moom la général de Gaulle jëloon France bi mu jëlee France bi mu jëlee loi boobu fekk na temps yooyu ñu ngi doon contester son pouvoir bi mu jëlee la loi de 58 la général de Gaulle daf ko booleeg benn milice bu ñu naan SAC service d'action civique service boobu moo gënoon fort police moo gënoon fort gendarmerie moo gënoon fort armée service boobu la ñu def biir France moo tax français yi xoolal soo demee Google sax di rechercher SAC dañ ko éliminer bëggatuñu sax dégg SAC gis nga Gestapo boobu ñu doon wax Allemagne SAC bi moo ko ëppoon doole te général de Gaulle moom la utiliser woon mate français yi bañ na cocc mu soog a indiwaat état d'urgence nag par la force dugg ci kër yi vacciné nit ñi. Pape Sané ñu lay jaajëfal. maa ngi lay jaajëfal sëñ Assane. Pape Sané directeur de l'information bu Phare FM nekkoon suñu gan mbokk yi yéen ñeneen jaajëfal si teewlu bi si Walf TV ñu bàyyi leen ak suñuy programme jaa ngeen jëf.